assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di leen ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen ñuy dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum te muy baat bi mu yëkkati ni su ngeen ma santee rekk ma dolli leen kon mu mel ni sooy wut ndollent ci sa digganteeg sa boroom na nga ko mën a amee mooy jamono ju nekk rekk nga di ko sant ñuy dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni tey lu ñu am ci yërmande bu jóge ci yàlla rekk yàlla mi ngi ko jaarale ci jëmmam ju tedd ji ndax moom la wax ni wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yónniwuma la ludul ngir nga constituer yërmande ci jaam yi su ko defee xeet bi yépp mën di jëriñu ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi àdduna amagul bi àdduna amee waaye bu àdduna jeexee it ba ca yawmal qiyam ñuy continuer di jëriñu ci leeru yonent bi ñu koy ziyaara di ko ñaan mu nangul nu sunu ziyaare ci jëmmam ju tedd ci waaye dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkeem fa tabaarakallahu ñu dellu si ci diggante imaamul Mahdi ak noonam bu mag ba ñoo tuddee Dajjal waaye aussi ñu feeñal ci taxawaayu yenent yàlla Isa alayhi salaam ndax dafa mel ni li mbokk mu tedd mi laaj te mooy lu tax imaamul Mahdi moom du rey Dajjal xanaa ñu ni yenent yàlla Isa alayhi salaam mooy rey Dajjal mu ni moom loolu daf ko jaaxal mu bëggoon ñu dimbali ko ci éclaircissement waaye su ko defee rekk njàngat biñ ci njëkk indi mooy yenent yàlla Isa alayhi salaam soo delloo ci ni ma ko jàngale ci la descente du prophète Isa moom Isa alayhi salaam dafa amoon mission wam yàlla dogal mission wam muy mission yonent
Isa alayhi salaam yonent yàlla la donte am na mbokk yoo xam ni dëkkal nañ ko fu ne waaye moom yonent yàlla la yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya mina tawrat loolu la wax kon moom yonent yàlla la bi mu ñëwee dafa ni yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya mina tawrat kon da nga yëg ni yonent yàlla Isa dafa amee mission yonent comme ni nga xam ni noonu la ko nawleem yi amee woon ku ci mel ni yonent yàlla Ibrahim ku ci mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci mel ni yonent yàlla Nuux ak yeneen yonent ni leen yàlla dénkee mission noonu la dénkee woon Isa ibnu Maryam mission waaye bi yonent yàlla Isa ñëwee ak organisation yi ci xew yépp ci diggante xayba ak shahada yàlla mujj ko retiré ci monde shahada delloo ko ci xayb pour di xaar jour bi nga xam ni moom la namm moom yàlla pour mu wàcc waat ko defe naa ni loolu leeral nañ ko ci la descente du prophète Isa waxtaan bi ñu ci def mu yi ca làkku yépp ci ay xaqiqa waaye yàlla dafa dogal yonent yàlla Isa alayhi salaam dafa amoon lu bare loo xam ni dafa nekkoon ci mission am te nu di ko àtte ci domaine u xayb muy lu nëbb Isa alayhi salaam mission am bare na lu ci nekk te di dellu ci domaine u xayb muy loo xam ni yàlla daf ko nëbb ci yenn bët yi ba ñi nga xam ni mënuñu basé wu ci histoire sainte yëguñu ni ndeke réalité boobu am na ci mission Isa bokk na la mu ca nëbb yenent yàlla Isa noon bi nga xam ni moom la ñoo tuddee tey dajjal noon boobu ci mission Isa alayhi salaam la bokk xam nga boo seetloo bi yàlla indee yenent yàlla Musa alayhi salaam indil na ko noon bu rëy bu ñoo tuddee Firawna waaye bi yàlla indee it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil na ko noon bu rëy bu ñoo tuddee Abu Lahab waaye yàlla noonu muy def ak yonent ya nga xam ni daf leen di yónni kenn ku ca nekk rek bu la yabalee dina am noon bu rëy boo xam ni yàlla dina ko indi mu jàmmarloog yow li ci yàlla di jublu nag mooy tester sa courage yow yonent ba mu yónni waaye aussi yàlla natt ci mission bi mu la dénk lan la mission bi jaral ndax yonent boo gis rek royukaay la war doon su ko defee faw yàlla tester sa courage moral waaye faw yàlla aussi tester sa volonté waaye faw aussi yàlla tester sa détermination te loolu yàlla pour mu mën ko tester hikmaam li mu ko laaj mooy mu indi la noon boo xam ni noon bu dangereux lay doon yonent bu ne yàlla tànnal ko noon boo seetloo même Isa ibnu Maryam donte yàlla jële na ko ci monde shahada delloo ko ci xayb mais teewul yàlla tànnaloon na ko ay noon yu bare yu dul jeex ba plan bi ñu tëraloon pour assassiner ko sax te plan bi mujj échec bi ko yàlla jëlee yóbbu ko au ciel mais loolu ay noonam ñoo ko préparé woon waaye fekk na nag noon yi yàlla di tànnal yonent yi yàlla daf leen di tànn may leen doole laata muy yabal yonent yooyu ci kaw suuf
xam nga bu ñu la waxee ni ca xayb yenent yàlla Moussa yëgoon na ni bu ñëwee ci mission am dina fi fekk Firawna mu jàmmaarloog moom. Moussa yëgoon na loolu ci xayb yëgewu ko fii ci shahada. ndax yonent bu la yàlla yabale dañu lay rédigeel la nga xam ni ña ngi koy delloo ci wala duniyaati nga war ko doxal muy sa mission. waaye foo demee ba am loo nar a fàtte rek yàlla gàgganti la. mooy baat ba mu wax yonent bi wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. yàlla indi wahyu bi gàgganti la. yonent bu ñëwee durée de vie bi mu war a passer sur terre la mu war a doxal yépp wax nañ ko laata muy ñëw. waaye bu ñëwee aussi yàlla daf koy topp di ko surveiller bu naree gàgg rek yàlla gàgganti ko. waaye fekk na lépp rédigel nañ ko ca wàllu duniyaati. su ko defee nag bu ñëwee bu gàggee rek wax yu bi ñëw dal di koy gàgganti. loolu la yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu aussi la defal yonent yàlla Moussa. loolu la defal yonent yàlla Isa alayhi salaam. moo tax yonent yàlla Moussa xamoon na ni bu ñëwee dina fi fekk Firawna. kon loolu du lu ko bett. li ci des nag mooy mu doxal ak Firawna formalité shahada bi nga xam ni moom la ñu ko dénk pour mu doxale ko mission. mooy wan ko volonté wan ko détermination wan ko lu ko mission bi jaral. mais yàlla dogal Isa ibnu Maryam bi ñu ko tànnalee mission moom it yàlla wutal ko benn ennemi bu redoutable. parce que gis nga noon bi yàlla wutal yonent yàlla Isa alayhi salaam noon boobu mi ngi yaroo fi nga xam ni fa la Firawna yaroo. noon boobu mi ngi yaroo fa nga xam ni fa la Namrus Kan'aan yaroo. noon boobu mi ngi yaroo fa nga xam ni fa la Abu Lahab yaroo ak ñeneen ñi nga xam ni yàgg nañu di fitnaal yonent yàlla. fa leen yàlla dencoon pour indi leen ci mission yonent yi pour jaare ci tester courage yu yonent yi ak seen volonté ak seen détermination fa la yaree dajjal. mais yàlla dafa dogal dajjal bokkoon ci ñu mën ci ñooñu nga xam ni ñoo doon noonu yonent yi. waaye yàlla dogal aussi dajjal doonoon ñi ci gën a coriace. waaye yàlla dogal aussi dajjal doonoon ñi ci gën a mën a détourner nit. yàlla dogal aussi dajjal doonoon ñi ci gënoon a soxor. ba tax na yonent yépp buñ daan jaar ci xayb ñu gis fi yàlla di yare seen noon yi nga xam ni ñoom la ñu war a jàmmaarlool ci seen mission. ñoom ñëpp ñu xàmme ci dajjal ci wàllu soxorte xàmme ko ci wàllu mën a détourner nit waaye xàmme ko ci wàllu yàlla may ko pouvoir. muy pouvoir ba mu ko jayee pour mu mën a doxal moom it mission am ndax mission am mooy jéem a doon noonu yàlla ak noonu ku yàlla yabal. kon da ngay gis ni ndekete lépp coobare yàlla la. ci la ko yonent yi xàmmee. moo tax tey jii gis nga boo dellu ci téere yi dina la jàngal benn wax boo xam ni su fekkente ni yaruwoo ak nitu xayb yi doo ko mën a firi abadan. parce que da ngay dégg ci téere yi ñu ni la dajjal yonent yépp mettroon nañu en garde seen xeet ci dajjal. ñu ni Adam alayhi salaam ña mu am mettroon na leen en garde ci dajjal. ñu ni yonent yàlla siis ña mu am mettroon na leen en garde ci dajjal. ñu ni Moussa ña mu am mettroon na leen en garde ci dajjal. ñu ni Ibrahim ña mu am mettroon na leen en garde ci dajjal ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax la ci téere yi ni ña mu amit mettroon na leen en garde ci dajjal. mais kon war nga laaj yow nit ki ni waaw yonent yooyu doon mettre en garde ci dajjal ñoom fan la ñu xamee dajjal ak pouvoir am. réponse bi mooy dañu ko gisoon ci xayb ñi nga xam ni ñooy noonu yonent yépp war a wàcc ci seen mission yonent yi jàmmaarloog ñoom dajjal nekk ku ci gën a soxor waaye nekk ku ci mën. léegi nag yàlla dogal ci dogalam rek moom mu jël dajjal moomu tànnal ko yonent yàlla Isa def ko mu doon ennemi yonent yàlla Isa ci mission. kon gis nga yàlla
su fekkoon jëlul woon yenent yàlla Isa relevé ko ci monde shahada delloosi ko ci monde xayb, su doon Isa passé na temps bi mu waroon passé yépp avant tentative d'assassinat boobu nga xam ni moo tax yàlla yéegi ko au ciel, su doon yàlla dafa namoon Isa passé temps bi mu war a passé yépp ci kaw suuf, Isa war a nekk koo xam ni waruñu ko yóbbu xayb di ko delloo si waat, mais mission am dafa war a dox ci kaw suuf ba jeex. kon da ngay gis ni Isa ci kuuru mission am dafa waroon rencontrer ennemi bi ñoo tuddee Dajjal, moom la waroon dajal. te bu daje woon ak moom volonté Isa ak détermination mayoon na ko mu war a exterminer Dajjal. waaye léegi nag yàlla comme li muy doxal ci coobareem la koy doxal. yàlla dogal yenent yàlla Isa dox fi mission, jékki saa rek tentative d'assassinat bi am, yàlla dal di koy relever delloo ko ci xayb pour war ko delloo si waat ëllëg. ca la yàlla organiser nag ni kon Dajjal mii waroon wàcc dama koy téye ba Isa dellu si waat. dama koy téye ba Isa dellu si waat parce que dafa doonoon lu yenent yàlla Isa ñaanoon yàlla ci kaw. yàlla bi mu delloo Isa alayhi salaam ginnaaw bi mu defee échec ci seen tentative d'assassinat bi, delloo yenent yàlla Isa ci xayb. yenent yàlla Isa daka ñaanoon ni ko sama borom delloo si nga ma pour sauver ma ci sama ay noon. xam naa li nga ci namm yépp, waaye li ma lay ñaan nga seedeel ma ko mooy boo ma bàyyi woon ci suufin ma continuer dox, sama volonté, sama détermination ak sama courage, man Isa ibnu Maryam mi nga xam ni sa jaam laa di sa yonent, may na ma dinaa dox sama mission ba mu jeex, ba sama noon boobu nga xam ni maa ngi ko doon xaar depuis ci xayb bu ñëwee ñu koy tuddee Dajjal dinaa ko exterminer. yàlla ni ko nag léegi dinaa la may nga prouver loolu, mais ci aaxiru zaman. dinaa la nga may nga prouver loolu, mais ci aaxiru zaman. looloo tax nag yàlla di bàyyi ba Isa alayhi salaam wàccaat muy soogay jeexal dundu Dajjal. xam nga yooyu yëpp yàlla dogal na imaamul Mahdi témoin oculaire la ci histoire sainte, yëg na yëpp. te gis nga liy prouver ni imam Mahdi, ni ñenn ñi di faral di waxee ni imam Mahdi mënul rey Dajjal, Isa moo ko mënal. du problème mu imam Mahdi mënul rey Dajjal, dafa warul rey Dajjal. dafa bokkul ci mission moom imam Mahdi mu war exterminer Dajjal. yenent yàlla Isa alayhi salaam moo ko war a exterminer. preuve bi mooy lan moom lay apporter nii. xam nga yenent yàlla Isa alayhi salaam bi ko yàlla dénkee mission yonentam dafa am benn yat bu ko yàlla dénk. yat bi pouvoiram moo ci ne. gis nga ci yat boobu pouvoiru Isa yépp ci la ko yàlla denc. bu fekkoonte ni Dajjal wàccoon na ci jamono Isa alayhi salaam te fekk yéegewuñu woon Isa asamaan, yat boobu la waroon utiliser moom Isa alayhi salaam pour rey ci Dajjal. ndax yat bi fa la pouvoiram nekk, genre épée la. mais gis nga yenent yàlla Isa bi ko yàlla delloosee ci xayb dafa am réorganisation bu mu defaat ci mission. bokk na ci réorganisation boobu yenent yàlla Isa dafa jël yatam ba nii may waxe kim ko dénk moom la ko dénk ba léegi, dafa jël yat bi dénk ko benn xutbu zaman. yenent yàlla Isa alayhi salaam dafa jël yatam dénk ko benn xutbu zaman mu yoral ko. ba nii may waxe xutbu zaman boobu moo yor yatam, moom la ko dénk. bi ko yàlla relevé delloo ko ci xayb la jël yatam dénk ko benn xutbu zaman bi mu ko dénk sax sénégalais la woon mas na ko junj ci benn waxam. xutbu zaman boobu junj na ko fii ci monde shahada ci benn waxam, mooy bi muy wax ni man taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa, waaye gàddul naa yenent yàlla Isa mbuusam. daf ko junj ko mbuus, mais lim ko gàddul du mbuus mi, mooy yatu yenent yàlla Isa. moom la ko dénk. xutbu zaman boobu dafa daan dox ak yat bi fii ci shahada di ko indi gàmm. bi mu delloo itam continuer denc secret yat bi
yenent yàlla Isa moom la dénk yatam muy yat bi nga xam ni moom la Isa alayhi salaam waroon di doxale mission bu dul woon yàlla delloo woon naka ci xayb kon yat ba léegi mi ngi mu dénk xutbu zamaan boobu may wax ba léegi mi ngi ci loxoom mu téye mooy secret ba la ko dénk te yat boobu ci la pouvoiru yenent yàlla Isa nekkoon kon réorganisation boobu la yenent yàlla Isa alayhi salaam def léegi nag imam Mahdi alayhi salaam day doxal mission dominer àdduna organiser yamoo organiser bu demee ba monde musulman bi yëpp ànd ak ñi nga xam ni ay chrétiens yi ñi ngi ci ñi nga xam ni ay juif ñi ngi ba ñëpp jox ko bopp mu dominer majorité àdduna bi yàlla xëy suba rek dal di génne dajjal nag du dajjal day jóge ci asamaan wàcc déedéet dajjal dafay juddu ni ñu ko xamee am na luñ ci xam sax mais dañ ko dul éclaircir léegi ndax jotagul juddu ci Jérusalem dem ba nekk premier ministre benn puissance bu xasee ba nekk premier ministre bi nag ba amee pouvoir yëpp ba génn comme moom yàlla daf ko def un homme de pouvoir dajjal yàlla da ko dénk pouvoir li yonent bi wax ci moom yëpp nag ku ko gis rek xam ni kii la yonent bi doon wax ndax bu ñu ko gisee am na benn genre képpi bu noir bu muy teg ci diggu bopp bi benn bët bi nii dafa mel na dafa xaw a patt waaye bët bi danay gis mais moom mooy jël benn genre kawsu bu mel ni benn genre kawsu bu noir boo xam ni day mel na genre vert daal di koy bande benn bët bi bàyyi benn bët bi muy feeñ te itam yàlla may na ko jëbu yaatu boo xam ni ku xool jëbi rek dina gis marque bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon leneen li sax dinay nëbb waaye kaaf bi moom dinay feeñ ñu bari di ci bàyyi xel muy ku am jëmm ku àgg ci kaw boo ko gisee nga ni nit ku am doole la waaye boo liiree kanam gi itam nga yëg ci soxaraay bi nekk ci kanamam yàlla nag daf ko may pouvoir yu dul jeex moom nag bu xasee ba nekk premier ministre rek ba def discours am ba génn moment boobu day fekk imam Mahdi dominé na àdduna discours ba muy njëkk def ak ci tribune ba mu koy defee sax ak ña toogoon ndeysaan di ko déglu lam leen di njëkk wax mooy kii nga xam ni dominé na àdduna ba tey di gouverner àdduna nam ko neexee c'est un imposteur la leen di wax keroog ñi toogoon ci tribune ba ñëpp dañoo mujj tiit ba glacé ndax tellement que ñëpp dañu xamoon imam Mahdi ak pouvoir ba mu am nga xam ni tey ku ko contre rek yaa ngi ci danger moom mu taxaw ci tribune bu toll noonu chaîne yëpp di ko diffuser mu ni kii ngeen di wax ni mooy al-Mahdi c'est un imposteur parole boobu rek day bëgg glace yi ñëpp ba pare li gën a garaaw mooy dajal day wax ni dinaa prouver ni c'est un imposteur ñu laaj ko ni ko nan nga koy prouver moom dajal mu ni ndax man maay yenent yàlla Isa dajal day woote ni mooy yenent yàlla Isa mu ni man maay yenent yàlla Isa man maay ñëw pour wane ni kii c'est un imposteur ndeysaan mbokk yu commencé jaaxle mu ni man maa juddoo Jérusalem yaroo fi màgge fi kon man xam naa dëgg-dëgg li may wax commencé convaincre yenn juif yi parce que juif yi ni commencé kañ doon xaar Isa kat normalement bu ñëwee rabbin juif la war a doon ni ñun la war a mel mu commencé di leen convaincre gis nga mi ngi commencé di tourner bopp nit ñi waaye nag du bopp jullit yi ndax jullit yi yonent bi joxe woon na melokaanam te imam Mahdi ci avant muy ñëw dina gën a jàngale ci moom ba ñëpp paroles yi muy wax yëpp ñi ngi ko doon xaar ndax fekk na imam Mahdi teeloon ko wax mais xam nga ni dajjal di gagné ñenn ñi mooy def leen di wan ay pouvoir bokk na ca la muy def ray benn nit léegi ni léegi su ma dul Isa kii du dekki su ma yent yàlla Isa mën naa ko dekkil ndax boobu dégg na juif yi ni Isa mën na dekkil néew mu ray nit léegi dekkil nit ka léegi gaa ñu commencé nag di xëccu ci moom mu commencé nag ñenn ñi di adhérer ci moom bu ñu commencé di adhérer ci moom nag mu ni léegi dafay déclarer guerre imam Mahdi nan la koy déclarer guerre mooy nee na lu imam Mahdi waxati dina ko dindi moom
wax loo xam ni du dañ ba pare indi ay preuve ni li imam Mahdi wax existé wul wala amewul noonu mu nag nekk diggante la ñu wax conférence imam Mahdi contre conférence su Dajjal chaîne d'information yëpp loolu la ñuy diffuser discours bu imam Mahdi def mu décortiquer dindi def discours am yam ca dolli mujj commencé nag ñu gis ni ndeke am na ku am doole léegi ku taxaw beneen bi mooy li imam Mahdi mënoon ci pouvoir muy mën a anéantir technologie yëpp su ko neexee mën a technologie bi yëpp mu delloo ko mu doon lu obsolète Dajjal ni moom technologie am kenn mënu ko yàq kenn mënu ko anéantir ba pare ñu gis aussi imam Mahdi bàyyi muy réussir loolu la mu bëgg muy fonctionner comme na mu ko bëggee ñenn ñi nag dem ba ni est-ce que kii du mooy Isa ibnu Maryam kon gis nga déjà mi ngi tooñ Isa kon déjà mi ngi tooñ yenent yàlla Isa waaye gis nga bu demee moom bay wut mbooloo Dajjal ba mbooloo mi commencé bare da ngay gis dootul wooteeti Isa dafay mujj ni léegi sax moom dootul Isa mais mooy yàlla loolu lay mujj wax day mujj ni moom léegi dootul Isa mais moom mooy yàlla te kon gis nga interpellé na yenent yàlla Isa ndax ci mission am la bokkoon wax ni moom la ba ñenn juif yi commencé ko teg mu dem ba yàgg ni dootul Isa léegi parce que yëg na léegi am na armée placé wu na mu ni léegi moom mooy yàlla mais ci période boobu pourtant imam Mahdi mi ngi fi gis Dajjal muy dugg ci yenn dëkk yi di tenir ay discours am di def lu ko neex waaye xam nga lu tax imam Mahdi song ko parce que dëkkam moom Dajjal mënu fa dugg dëkkam moom imam Mahdi mooy Médine bi ñu wax ni Dajjal bu ca jubee dafa am malaayika yuy taxaw baare ko ak i seen laaf ba du dugg Médine du dugg Màkk dëkkam moom Dajjal mënu fa dugg te comme nag moom dafa ni Dajjal kay duggul dëkkam ay nit ña nga xam ni ñoom la àndal ci ay gouvernement am toog ak ñoom Dajjal mënu ci accéder ci kenn donte mi ngi yàq lu bari te yëg na ni moom Dajjal ci mission bi la ba moo tax imam Mahdi di mandu ci mbiram mais du question ni imam Mahdi daf koy daw boobu di point bu njëkk bi beneen bi aussi du question ni imam Mahdi daf ko ragal beneen bi du question ni imam Mahdi daf ko mënalul dara problème bi mooy Dajjal dafa dul accéder ci imam Mahdi li muy wax yépp ci la Mahdi à distance la koy wax parole la bu muy sànni ci internet bi parole la bu muy sànni ci chaîne de télévision yi parole la boo xam ni daal mi ngi mel ni rek ku toog di wax waxam ak di nekk ci ay dëkk di mobiliser ay nit te lu nekk nag dana ko jéem ndax ñi ànd ak Dajjal li leen Dajjal promettre mooy dinaa exterminer imam Mahdi mais problème bi mooy mënuma ko localiser loolu la leen di wax amee naa pouvoir waaye mënuma fexe ba localiser ko wala bu ma ko localiser ba ni dëkk bii la nekk it su ma fa viser sama ay armée wala ma viser fa sama ay écran yi ma koy xoole radar yi mu fulu du ma ko gis xam naa ni daal ma nga Médine te luy problème bi mooy Médine mënuma fa dugg parce que su may ñëw am na malaaka yu taxaw ñoo may boox ba ma retourner beneen bi mooy mënuma dugg Màkk kon mënuma accéder ci Kaaba gi mënuma accéder ci imam Mahdi loolu la leen Dajjal di wax ni leen nag bis bu ma ci mënee accéder moom seen problème dootul nekk imam Mahdi leneen la ñuy waxaat mais lépp imam Mahdi moom mi ngi toog di continuer discours am ak organisation am ndax mi ngi xaar Isa ibnu Maryam mi ngi koy xaar waaye yàlla dogal muy xaar ba yenent yàlla Isa xëy rek wàccul Jérusalem mais mu daal di wàcc Syrie ca Damas daal di wàcc Syrie na ma ko nettalee ci la descente du prophète Isa ñëpp jàkkaarloog moom yenent yàlla Isa alayhi salaam daal di ñëw daal di rejoindre imam Mahdi mais gis nga li ci am solo nga xam ni ci éclaircissement bi yëpp ci laa jëmoon mooy yenent yàlla Isa bu wàccee bu ñëwee ci imam Mahdi gis nga épée bi nga xam ni moom lay jël di ko jam Dajjal épée boobu mooy yat bi imam Mahdi di gàddu ci mission yat bi imam Mahdi di gàddu ci mission moom lay yenent yàlla Isa di jël ci moom imam Mahdi jox ko yenent yàlla Isa dem jël yat boobu lay niite Dajjal moo tax deewam day taxaw ba yàgg rek mel na jëmm joo xam ni dafa am lu explosé ci biir yaramam mu taxaw di seey ba mel na ndox mu glace bu ñu dugal benn glace boo xam ni glace la bu demoon ba formé ñu jël ko dugal ko ci benn chaleur ba glace gi seey ba dellu nekk ndox mu glace
dajjal buy dee noonu lay mel, day mel ni ku taxaw ba yàgg rek explosé ñu gis yaram bi commencé di seey, ndox mi di wal ba mu ni sentem daal di tëdd. Isa alayhi salaam nag li mu koy joxeñ ba muy daanu di dee, yat boobu mooy yat bi imam Mahdi di yore ci mission. kon da ngay yëg ne ndeke arme bi rey dajjal mais mi ngi ci loxo imam Mahdi, pourtant mu koy dox ak mission. mais du ko joxe lu dul Isa ibnu Maryam ñëw mu jox ko Isa ibnu Maryam jël ko niite ko dajjal soogay dee. kon da ngay gis ni imam Mahdi amee na arme bu mën a rey dajjal mais du mission pour mu rey dajjal. léegi nag Isa alayhi salaam yatam moom bi nga xam ni mooy yatu mission am bi nga xam ni moom lay doxalee en tant que yonent ma nga ba léegi mu dénk xutbu zaman boobu ma di leen wax. kon da ngay gis ni rey bu lépp organisation la, waaye xëy bu lépp aussi dafay am réalité cachée. réalité cachée bi nag moo tax mag ñi daan tàmm lu lënt doomu aadama rek ñu ni kooku da ngay dem laaj ko waa damirul kawni. da ngay dem laaj ko waa damirul kawni ñu ni damirul kawni mooy le côté caché, mooy le côté caché, parce que loo gis rek am na le côté caché te le côté caché ñi nga xam ni ñoo ko mën a interpréter mooy ñi bokk ci damirul kawni. kon ñooñu ñoo yore réalité boobu. waaye ci gàttal lii la bëggoon indi ci éclaircissement diggante dajjal yenent yàlla Isa alayhi salaam ak imaamul Mahdi. waaye lii laa bëggoon aussi leeral ci lu tax imam Mahdi moom du rey dajjal, xanaa muy bàyyi yenent yàlla Isa ñëw rey ko. kon da nga cay dégg ci waxtaan bi ni imam Mahdi am na capacité bu mën a rey dajjal ndax mi ngi yore arme bi ci loxo, waaye du mission mu rey ko. moo tax day bàyyi yenent yàlla Isa alayhi salaam mu ñëw, yenent yàlla Isa alayhi salaam daal di koy rey. loolu mooy mission imam Mahdi. loolu nag dañu ciy def benn njàngat boo xam ni mag ñi daan nañ ko junj bu yàgg. xam nga mës naa leen di nettali ni am na benn mbokk. xam nga mag ñi bu njëkk ba daawuñu bëgg kuy diingat nit, daawuñu bëgg kuy critiquer nit. mbokk mi dafa mës a ñëw ci Serigne Babacar Sy, gis nga mag ñi rek seen sagesse. fekk muy jëw benn mbokk mu amoon ci benn village ba mu nekkoon. mbokk mi ñëw jëw ba mu neex ko mu ni góor gi kooku daal ak melokaanam xam naa ni dajjal rek la may nuru man. waaw ndeysaan gis nga mag ñi ni ñu amee woon teggin. Serigne Babacar Sy daal di sëgg ba yàgg daal di siggi ni ka su dul dajjal de tooñ nga ko. ni ko ki nga wax de ba tudd ni dajjal rek la lay nuru, su dul dajjal tooñ nga ko te jullit warul tooñ. beneen bi itam bu dee dajjal it nun mënuñu ci dara ndax dajjal yenent yàlla Isa alayhi salaam moo ko war a rey, kon nañu maandu ci mbiram. nga gis foofu ni Serigne Babacar Sy jàngal na mbokk moomu leçon bu am solo, te leçon bi mooy maandu ci koo xamul ay tegginam. waaye leçon bi itam mooy maandu ci koo xam ni yoroo mission am. lu am solo la nga dégg ca ni mag ñi dañuy jàngale tabarakallah. waaye loolu mooy li ñu indi woon rek pour éclaircir diggante réalité bi làqu te nekk ci yenent yàlla Isa alayhi salaam ak réorganisation ba mu defoon ca xayb ba mu delloo, ak li làqu ci organisation dajjal ak li làqu ci organisation imaamu Mahdi. nga gis ni organisation la boo xam ni bu complexe la. ñi nga xam ne ay témoins oculaires lañu ci histoire sainte rek ñoo la ko mën a nettali. tabarakallahu loolu rek la ñu indi woon di leen ñaanal yàlla na yàlla sàmmu leen te taxawu leen, yàgguñu def ñu nekk taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani xaqan, may nuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin ba biir illiyin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.